jàmbaar ca waar wa loo liggéey di yaaka moom ni dembuleen ñaxareerul boroome. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii ma toll nag moo di Ranérou mi ngi nekk ci région bu Matam et lii daf may fàttali ne ba ñu gone dañ daan defari xandal dégg yi moo daan def kii xandal gi bu muy wëndeelu liñ fi indi nag mbokk yi gannaaw bañ leen nuyoo rajo télévision bu Sénégal chaîne nationale wax nañ leen ne mbokk yi fu ñu mën di nag ak lu mu sori sori am nañu yéene fekki leen tey jii nag xam ngeen ne jamono yëpp ñu ngi waxtaanee employabilité des jeunes maanaam gune yi nan la ñu mën a fexe ba xëy mi naam am na waaye lu ko war a mën a baral loolu nag da cee bokk ci yi ngeen xam ne président de la république xalaat na ko mu di projet yi fii ñëw ak xalaat yi ñuy liggéey li ñu am ci réew mi ci suñu njéeméer maanaam suñu environnement naka lañ fi mën a génnee ay liggéey te nag bu ñu nee développement dañu ne mbéy càmm napp ak leneen li ñu indi nag wax nañ leen ko fii ci Ranérou moo di projet boobu ñu naan USAID Welitare loolu moom dinañu waxtaan ak kilifa yi ngeen xam ne ñoom la ñu àndal Landi ñu ngi koy sant bu baax Landi Jeeju ndax moom mooy coordinateur bi dinañu waxtaan ak yeneen i kilifa yi ndax jigéen ñi ñu ngi ci ndax mënuñoo def nag lu ñu mën di def ci développé réew fokk jigéen ña bokk ci ndax ñoo di kennum réew chef de village yi ndaw yi nekk ci village yi ñooñu tamit ci la ñu bokk moo taxit ñu dugal leen xam nga bu ñu séenee lii nag mel na ni dugg si nañu Ranérou boo jógee Dakar bala ngaa gis tableau bi foog nga def 320 kilomètres kon nag ñu ne lu mu sori ñu egg ba foofu ànd ak bokk yi waxtaan ak ñoom ci liggéey bii ngeen xam ne développé Sénégal moo ko tax a jóg dinañu ko leeral maire yi dinañu waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne ñoom itam mu di gune yi di ngeen leen dégg jigéen ñi di ngeen leen dégg kon nag ñu ne saraax ci biir Ranérou. awuusi billaahi minal seytaani rajiim alhamdulillahi rabbil alamina Allah jaarama. man maay Pape Landi Jeeju man maay le coordonnateur du projet USAID Welitare. bu nekk ci. waaw projet bi USAID Welitare ci département Ranérou lay intervenir. muy couvrir les 3 communes de Ranérou muy Louguéré Thioli muy Vélingara Ferlo ak Oudalaye. kon yéen daal seen yënguwaay ñett point yooyu nga ma wax. waaw ñetti communes yi. commune commune mooy Vélingara Ferlo ak Louguéré Thioli ak commune Oudalaye la ñuy intervenir. waaw nu mu ñëwee ci diwaan bi. parce que projet bi lu tax mu ñëw ci diwaan bi dañoo gis ni wàllu pastoralisme mooy samb yi dafa amoon ay jafe-jafe de si la USAID ak lëkkaloo ak CELFLA ak CASEDES pour ñu financer projet bi ñu mun a jàppale éleveurs yi si gox bi. ku ko sabablu woon. ku ko sabab moom mooy exactement jur ji la pour ñu taxawal jur ji mun na jàppale jur ji ñu mun a def seen les éleveurs yi mun a def seen activités yi. moo tax USAID Welitare décidé vraiment financer projet bi dans le département de Ranérou. ba mu ko defee nag mu daal di taxaw léegi nag liggéey bi ngeen xam ne moom ngeen di def ak bokk yi yan xeetu liggéey la. parce que liggéey bi nuñ ko defee soo xoolee ci Vélingara Ferlo dañu am kuréel bu ñu fa teg ñu ne groupe citoyen benn groupe citoyen Oudalaye tamit mu am benn groupe citoyen bu ñu fa taxawal Louguéré Thioli tamit mu am benn kii bu ñu fa taxawal kuréel. muy groupe citoyen mais soo xoolee tamit yu ñu fere tamit am na benn kuréel bu fa ne bu ñu nekk Kawral tamit boobu tamit dañ ko taxal foofu
pour mu mun a def activité mu am tamit UP bu ñu ne UP Weedu Makamba tamit foofu tamit dañ fay liggéey. waaw nu ngeen tànnee nit ñi. nii nii dañu leen tànn dañoo woo service technique yi yëpp mooy maire yi mooy sous préfet ak service technique dañoo toog ñu lëlu vraiment si lañuy tëral ay charte ñu tànn exactement kuréel yi ñu nar a liggéey mooy kuréel yi yu ma la cité léegi nii. waaw kuréel yooyu nag commencé seen liggéey ngeen jox leen ay jumtuwaay te yaakaar naa ne liggéey bu mën di doon lan ngeen njëkkee ci formation bi lu ngeen njëkkee bi ngeen leen oowee nag. parce que kuréel bu nekk soo xoolee comme kuréel bu ma la doon wax groupe citoyen mooy ñuy def plaidoyer souvent soo ko amee jafe-jafe si gox bi kuréel yooyu ñooy jóg vraiment ñu mun a jàppale éleveurs yi vraiment pour seen saafara yi mun a seen jafe-jafe mun a saafaraw léegi si lañuy def ay formation yu bëri si wàllu plaidoyer ñu wan leen exactement plaidoyer nu ñu koy defee maintenant plaidoyer moom moo tax ñu mun a dem gis ministre de l'élevage moo tax ñu dem mun a gis le préfet mun a gis service technique yi yëpp yu nekk si zone bi vraiment pour mun a indi ay saafara si wàllu élevage bi si zone bi. waaw xam nga jamono yi sax réew mi président de la république mi ngi wax employabilité des jeunes. gune yi nañ leen won yoonu nag développement yàgg nañ ci sax waaye ñu gën koo baral yéen kon am ngeen ci cër. waaw parce que ñun on dirait que loolu amoon nañ ñetti weer ci ginnaaw commencé nañ loolu dañu am ay kuréel xale mooy ñu ne carte des jeunes si ñetti ñetti communes yi dañ fa am ay kuréel xale yu ñu fa mettre en place maintenant kuréel bi c'est pour wàllu la gestion des ressources pastorales lañ ko defoon. léegi bu ñu tegee kuréel ba pare après si la ñuy gis ni xale yi il faut ñu mun leen tàggat ñu am suñu ñuy yëngu si la ñuy waxtaan ak partenaires c'est-à-dire les services techniques ñu waxtaan ak ñoom si la ñu ne non am na ay formation ñu mën a defal xale yi pour ñu mën a am yëngu-yëngu mais buñ fu ñu déggoon dem mooy Weedu Makam dañoo tàggat xale yi si la fabrication des paires à lécher léegi dañuy fabriquer paires à lécher yi di koy jaay mu am tamit famille tamit mooy GPF yi mooy la transformation des produits non ligneux de la forêt vraiment ñu def ay formation di transformer vraiment ay produits muy jus sump bi ak sump bi ñu defar ko ñu koy jaay vraiment boobu man kontaan naa si trop parce que ministre de l'élevage am na benn visite dafa ñëwoon fi ñu àndoon foofu ak waa PADER ñu ñëw foofu mu gis xale yi GPF yi ñuy liggéey mu gis jeunes yi ñuy liggéey vraiment mu kontaan si trop ba mu laaj leen seen jafe-jafe la ñu ne vraiment si wàllu njaay mi pour écoulement bi dañu doon amee ay jafe-jafe après mu ne leen si taxaw. Jarama taari ɓerɗe ɓurana ena janga nder jamma ko Allah wi sa waay yow na nga tudd. man Ibrahima Ba. Ibrahima da ngay bëgg a tabax néeg am lan la. lii ay pierre à léger la. pierre à lécher. waaw maanaam. woni kaaƴe jawdi. waaw jur gi. waaw ñoo lu ak lekk la da ngeen a def loo xam ne jur gi da koy lekk. waaw waaye bu koy lekk ni nga ma waxee dafa mel ni da koy mar. waaw ah waaw waaw ah yow fii dëkk bii fan la sax. fii Weedu Makam la. fu mu nekk. ci département Ranérou commune Oudallaye. kon nag lii da nga ko jàng. waaw ku la ko jàngal. bi fii laa ko jàngee waa élevage moo ma ko formé. moo la formé avec l'appui de USAID Velitare. Velitare. waaw. kon nag lii tey jii. jur gee ko moom. waaw yan ci jur gi nag yi la xar yi la béy yi la lan la ñan la. lii jur yi xar wala nag ak béy ñoom ñoo ko moom. ñoom ñoo ko moom. waaw waaye kenn mayu leen ko de xanaa. waaw ku fi ñëw. waaw doo ñëw rek jël nga yóbbu. non non dinañ jaay waa dëkk bi ñu ngi ñëw di jënd ak ñeneen ñu ñëw fii di ñeneen dinañ ñëw. waaw ci IP bi la. ah xanaa war cher na am cherul. non seerul parce que 2 kilos bi 1000 francs nañ koy jaay. waaw 2 kilos ñaari kilos yi ñaari téeméer lay jar. waaw
loolu dina est-ce que lii sax mën na dundal jur gi dina lekk dina ci suur am dafa am lu mu koy dolli ci ferñeent maanaam dafa am lu muy dolli ci dundam gannaaw bu lekkee ñax meeg yooyu ba pare lii day mel ni dessert lay nekk ci moom am. waaw lii dafa am yu koy yokk ci jur gi parce que des fois da ngay gis ay nax yi di dem di wër ci kër yi di for ay mbuus avec yooyu bu koy lekk du def noonu waaw loolu moo looy augmenter ci nax yi affaire yooyu. soxna si. na nga tudd waay. Aminata Ali Ba. Aminata Ali Ba ñun defe naa ne ñu ngi yu nu feere yaakaar naa ne. ah. waaw gis naa jigéen ñi ak seen toogaay yi macha allah ñu ngi waxtaan leen lan ngeen di liggéey ci dëkk bi ci réew mi sax laay wax. waaw ñun instant bi li ñuy liggéey benn groupement lañ fi yor groupement bi nag groupement fédération la fédération ñu ngi ko créé 2 octobre 2002 boobu lañ def groupement bi léegi bu ñu defee groupement bi dañuy def ay activités ñun jigéen ñi dañuy liggéey ci wàllu mbéy mi dañ ciy liggéey ci wàllu transformation lu ñuy jëlee ci àll bi loolu tamit dañ ciy liggéey dañuy transformer jus sump sirop sump jus siddéem sirop siddéem te dañuy defar beñ yi di defar confiture loolu lépp dañ koy defar fii ci fédération. kon li ma gis ci taabal ji yépp yéen a ko liggéey. waaw ñun ñoo ko liggéey jigéen ñi ñooy ñëw fii di liggéey boobu programme. waaw ci makkaan mi it ngeen di defaree lépp. waaw fii lañ koy defee. fi ngeen di sole bouteille yeeg fi ngeen di def lépp daal loo xam ne. ba ci lii ñuy siddéem si it. noonu ndax gis naa fa bool yi siddéem. wallaahi waaw diw ñor gi. waaw loolu kon. dañuy defar diw ñor defar diw sump. defar confiture yooyu dañuy defar lépp fii nii jigéen ñi dañuy am benn bés. ñi xëy fi buñ xëyee. ñi defar jus yooyu defar sirop yi defar diw sump defar diw ñor loolu lépp dañ koy liggéey fii ci fédération jigéen ñi nga gis nag ñi ñëw fii tey luñ doon liggéey li loolu la ñuy def bilan ba xam ne luñ liggéey woon li ñaata la toll ñi def ko ci loxo trésorière fédération bi moom mooy garde xaalis bi. waaw commercialisation bi nu muy demee ndax njaay mi ngi dox ni ngeen ko bëggee da ngeen di dem ci marché bi am nit ñi ñooy ñëw fii fekk si leen. waaw dañuy dem ci marché bi di jaay am na ay nit tamit ñuy ñëw fii fekk ñu fii jënd waaye bëgg nañ pour ñu am autorisation de Fra pour ñu mën a génne si njaay mu dem ci bitim réew yi dem fu ne waaye léegi amaguñ autorisation Fra si njaay mi fii rek la am. ndax waa USAID Wellitaar dégg nañ loolu. USAID Wellitaar xam nañ ne danañ ko dégg parce que danañ ko wax personne ressource bi Abdoulaye Sarr danañ ko wax ñu waxtaan ci pour ñu mën a am autorisation de Fra duñ defar lépp ñu mën ko génnee jaayee ko bitim réew jaayee ko mi salmini on baba salmino mi salmini on sandaji Fuuta mi salmini mbokk yi ñu ngi leen di nuyu Reni Koom-Koom gis ngeen nag yaa ngi ñu wër de ban dëkk la ñu nekk ñu ngi Vélingara bu Ranérou ñu taxaw nag ak monsieur le sous-préfet di Seydou Nourou Aw kon monsieur le sous-préfet ay nag day ñu wër te nag bu ñu nag wëree forage nekk nii defe naa ne bokk sàmm yi ñu ngi gis seen bopp te yamuñu ci foofu sax monsieur le sous-préfet ndax am na ay kuréel yoo xam ne dañ koo taxawal ngir gën leen a dooleel loolu nag moo waroon sax jataay bi nga amoon ak ñoom tey jii ñu bëggoon a xam nag la ngeen fa doon waxtaane ak it daal nu càmm gi demee ci diwaan bi. waaw jërëjëf Abdou Kader maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal fii si Vélingara Ferlo Vélingara bu Ranérou di la wax ne yaa ngi sa kër comme ni ma ko waxee sànq Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar da ngeen a ñëw si arrondissement bi nga xamante ne bu mu ko doon présenté dinaa ne mat na lu toll ni 15 700 kilomètres carrés donc mu nekk lu rëy ñu bëri ñu ngi ñuy laaj sax yéen naka ngeen mën a gérer loolu yéen
mais bon si kàttanu yàlla ak tamit ndimbalu population bi ak partenaires yi rappeler tamit 15 700 kilomètres carrés pratiquement arrondissement Vélingara bi moo nekk le seul arrondissement donc du département de Ranérou loolu tamit lu jara préciser la mais bu ñu ñëwee tamit ci càmm bi yaa ko wax ñoo ko gisandoo nag yaa ngi ni wër ñu donc forage wetu forage lañ nekk mu nekk donc léegi bu nit ñëwee lu muy njëkk a xalaat mooy lan moo xew par rapport nag yi ak forage yi ak environnement bi donc ñu jàpp ne fii zone sylvopastorale la zone de transit la tamit dana am ñi nga xamante ne dañu jóge feneen jaar fi romb dem Saloum dem feneen am na ñi nga xamante ne côté inverse bi la ñu def donc à toute saison à tout moment de l'année dina am ñuy dem am ñuy ñëw am ñu fi toog tuuti am ñuy continuer te loolu boo gisee li ko waral mooy potentiel bu ñu am mooy si ressources sylvopastorales yi moo tax nag bu ñu ko waree gérer dafay laaj nit ñi waxtaan dafay laaj ñu sos ay kuréel mais dafay laaj surtout partenaires yi nguur gi ñëw jàpp si tey jii nii USAID Welitare ànd ak Casades ak Serfla ñoo ñëw fi depuis 2 ans léegi di jàppale arrondissement bu Vélingara si wàllu boobu si wàllu unité pastorale yi si wàllu transformation des produits donc issus de la cueillette les produits forestiers non ligneux exactement waaw donc yooyu fay jëlee moom la ñuy jël di ko transformer di ko def ay jus ay galette ak ñoom seen donc loolu moo waral tey jii nii voilà ndaje mi ñu ànd si aussi ak ñu représenter unité pastorale yi président de la fédération des unités pastorales de Vélingara ànd ak infirmier bi ànd ak GIC bi nga xamante ne waa Welitare ñoo ko créé aussi mooy groupement citoyen bi donc d'initiative ak ñëpp ñi nga xamante ne dañu bokk si mbir mi. kon USAID Welitare yaakaar nañ ne seen nekk ci gox bi njariñ la de. bu baax a baax njariñ bu baax ndaxte population si seen wàllu bopp ñoo ko waxal seen bopp ñoom déjà bala ma continuer di rafetlu seen lëkkaloo ak ñun mooy maanaam suñu collaboration bokk nañ si ONG yi nga xamante ne en tout cas si partenaires yu ñu gën a ràññee fii si ban fànn ñun en tant que administration bu ñu liggéey ak ñoom rapport yi dañ si jot ni mu waree bala ñoo def dara dinañ si waxtaan bu ñu defee dara tamit ba pare dinañ dellu si ñun ne affaire bi nii la demee donc dañ ñu rendre compte te foog naa loolu moo ëpp solo si ay nit bu ñuy liggéey ñu mën a waxtaan laata ñoo def dara bu ñu koy def ñu mànkoo bu ñu paree tamit ñu jéem a xool loolu yëpp naka la mujjee ñu dem si waxtaane ba am luñ si tënk te ñëpp xam nañ ne administration rapport daf si am solo donc loolu dama koy rafetlu. soxna si na nga tudd waay. maa ngi tudd Koumbay Ba. waaw. coordinatrice. waaw 15 personnes. fii ak Vélingara. waaw USAID. USAID Welitare. voilà maa ngi fii ci commune Vélingara département de Ranérou. waaw dañuy liggéey ci diggante sàmm yi ak béy yi. waaw ci population bi lu ci yëngu ci population bi pour affaire àll bi. pour dëkk bi kii. naat rek. loolu mooy kii loolu laay nekk. mooy liggéey waaw. waaw ci affaire plaidoyer. diggante population bi ak autorité yi nekk fi. waaw comme ci problème nekkee diggante forêt àll bi ak forêt. ñun dañuy dem lu ñuy war dem ñu yëgle ko fu ñuy war jot. comme fekkee plaidoyer bi laaj na forêt dañuy dem wax ko forêt. fekkee dañ ko laaj sous-préfet dañ ko wax fekkee maire dañ ko wax ñu dem fa ñu ko war a eggale fii ci population bi pour yombal population bi diggante autorité yi ak sàmm yi loolu la ñuy nekkal fii. man Mbissane Ba laa tudd. waaw. maay président fédération unité pastorale yi nekk fii nii ci commune Vélingara. war nañoo bari na xanaa. waaw unité pastorale yi bari na ndek juróom-ñaari unité pastorale moo nekk fii nii ci commune Vélingara Ferlo. léegi nag ana baax-baax yi ci biir ana jafe-jafe yi nekk ci biir. xam nga baax-baax yi mooy
boo déggee unité pastorale rek diggante sàmmkat ak béykat ñoo sekkoo ñoo booloo ñoo dëkkoo léegi nag bu ñu mënee waxtaan nekk benn dana yombal sàmm bi day yombal mbéy mi. jafe-jafe yi mooy xam nga fii nii ay carrefour la ñu bari day fi ñëw de bugg màng fii noor wala màng fii nawet kon loolu mooy jafe-jafe bu mu ñëwee balaa mu kam plan d'action bi day am indi ay jafe-jafe tuuti diggante béykat bi ak sàmmkat bi loolu mooy jafe-jafe lu ci ne waaw. kon nag ñu ngi koy saafara it. waaw ñu ngi koy saafara ndax ñu ngi sant suñu maire bi nga xam ne moo nekk fii mooy Cheikh Dia xale la mais xale bu kam boppam la xale bu kam dëkk bi la xale bu bugg dëkk bi moom itam mu ngi ci def jéego bu max ndax barki démb rek àndoon naa ak moom def tournée ci juróom-ñaari unité pastorale yi pour seet ban jafe-jafe moo nekk ci unité pastorale yi ay jàmm moo ci nekk kon nag loolu moom ñu ngi ci sant kooku bu baax a baax ñu ngi sant it autorité yi ñu nekk fii mooy sous-préfet bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk fii te toogal ay administration bi sant ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale rek ci affaire unité pastorale yi ñooy ñi nga xam ne mooy USAID Velletare. ñu ngi ci inspection régionale bu Eaux et Forêts waaw ñu bu Matam léegi nag ñu bëggoon a ñaan colonel mu présenté wu. merci beaucoup Abdou Kader man maay lieutenant colonel Babacar Dieye Gaye man maay chef de service régional des Eaux et Forêts bu Matam. Très bien léegi nag ci seen liggéey bi dafa am benn lëkkoo bu ngeen am ak USAID Velletare waaw ñu bëggoon a xam nag lëkkoo boobu nu mu demee nu ngeen koy doxalee ak li ngeen ci seenu ak ñoom it liñ ci seenu jërëjëf ñu ngi leen di masawu si distance bi ngeen def Dakar ak fii ba Matam sori na trop mais nag développement rural jar na ko ñu nag Velletare USAID Velletare dañu def lu ñuy tuddee signature de convention locale dañu am benn unité pastorale bu nekk Welu Makam xam nga léegi ak changement climatique yi il faut ñëpp jàpp ci pour que population bi bañ a sonn ndax changement climatique yi liñ naan résilience bi gën a yokku dañu signé benn convention de partenariat nag ak ñoom ak yéen bokk koog nag yeneen service technique muy élevage ak képp kuy bokk ci gestion du monde rural ñoom ñëpp bokk nañu signé convention locale boobu. convention locale boobu li tax ñu gën ko signé ak Eaux et Forêts une partie di réserve bi Velletare di liggéey ak ñun dafa bokk ci forêt classée xam nga forêt classée moom Eaux et Forêts moom moo koy gérer moo tax ñu indi Eaux et Forêts signé spécifiquement benn convention ak ñoom. ci convention boobu Velletare dañuy jàppale ci ni ñuy gérer unité pastorale boobu ni ñuy xeexee ak daay yi. si xeex daay boobu nag dinañu doter un petit matériel boo xam ne dañ koy jox population bi bu ñu déclarer daay rek ñun bala ñoo yegg seeg suñuy citerne population bi fay daay boobu yenn saa yi sax bala ñuy yegg si daay gi fay. ci yeneen activités yi tamit ñoom ñu ngi ciy jàpp lu mel ni reboisement bi parce que comme léegi nag ni ngeen ko gisee léegi si suñu pépinière yi commencé nañu installé wu pour production bi di ñëw pour mën a am le maximum de garab yoo xam ni moom muy permettre ñu reboiser ko si biir unité pastorale boobu. pour reboiser au mois d'août nag il faut nga préparer au mois d'avril mai juin voilà balaa campagne bay commencé. sant la bu baax a baax gërëm la ci liggéey bu rafet bi ngay def ci biir réew mi ci wàllu développement. ci turu RTS maanaam directeur général bi ba ki ci gën a suufee ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye di la beral nuyoo di ñaan sunu borom aussi mu bay la ci suñu kanam ndax liggéey bu rafet bi ngay defal peuple sénégalais yi su loolu passé ñu nuyu njiitu réew mi sant ko gërëm ko ci jàppale bu muy jàppale réew mi ci bu ñu tolloo ci ay jafe-jafe yu metti ci àddina bi yëpp loolu nag jigéen ñi farewuñ ci gannaaw kon pour nuyu la sant la gërëm la ñëwaat ci laaj bu ànd ak
laajte jigéen ñi ñoom ñooy lépp ndax ñooy yar ñooy toppatoo mag ñi xale yi ndaw ñi kon lépp jigéen la kon jigéen bu demee ci kanam rek réew dem ci kanam te it nag dañu seetlu mot nga ci seede maanaam boo waree réew mi jigéen ñi dañ ci yore pàcc bu am solo jigéen ñi dañoo jàmbaare jigéenu Sénégal dañoo nangoo liggéey man de may wax ñun ndaw ñi xale yu góor yi nañu roy ci jigéen ñi ndax jigéen ñi loo leen jox ñu liggéey ko boo gisee tey li fi am ni ko jigéen ñi organisé par juróom par fukk ba mu nekk dara nga xam ne kon ñun war nañuy roy ci ñoom jéem a def dara ndax solidarité dafay jëriñ kon gàcce ngalaama jigéen ñi yàlla def ñi tase fi tey ci ndimbalu Serfla bi nga xam ne dafa jege population bi mën naa leen lim ndax su may xarit lañ su may mbokk lañ waaye bu ma nee Serfla rek directeur bi ba ca chauffeur bi nga xam ne suma goro la ñëpp nuy naa leen sant naa leen gërëm leen aussi ci projet bi nga xam ne aussi daf ci lëkkaloo ak USAID wellitaare maanaam ñuy liggéey ci àll bi liggéey bu am solo maanaam dem jege population bi jege nit ñi former leen jàngal leen naka la ñuy gérer seeni développement ndax kat développement émergent bii ñuy wax ni muntu sotti tant que commencé wul ci base bi développement état lu mu mun mooy tracé ne lii ak lii laa bëgg waaye nag ci biir kër ci gox-goxaan yi lay commencé kon gàcce ngalaama Serfla bu mu ko xamee dem jàngal nit ñi ci seeni kàllaama ñenn ñi dégg pulaar ñi jàngal leen ci pulaar ñenn ñi dégg olof ñi jàngal leen ci olof ba ci soninke ba ci làkka kàllaama réew mi yëpp ñu mun ci bind di tënk li nga xam ne moom mooy seen li ñuy dajale maanaam seen koom-koom kon loolu dafa nekk mbir mu am solo nekk mbir moo xam ne lu ñu war a roy la ndax nit bala nga koy jox moyen jàngal ko niñ koy gérer te it jigéen ñi loo leen jox rek ñi delloo la ko ñi ngi mel na suuf ak taw mbéy loo ci ji mu sax boo ko toppatoo mu meññ mu doon njëriñ jàpp naa ne kuy jàppale réew mi na nga gën a suuxat jigéen ñi parce que man am na lu ma ci xam damay faral di wax conseil départemental bii ma jiite demande yi may jot pour ay grillage ak yooyu ay jigéen rek laa gis seen demande kon gàcce nga laa ma jigéen ñi man de bu ma sañoon ñun ndaw ñi dañuy roy ci ñoom di béy di sàmm di napp di dajale lu parce que boo demee tey port boo demee ci tefes yi foo dem dafa mel na jigéen ñi nga fay fekk ñoom ñoo ko yor donc nag kon mbirum jigéen ñi dafa nekk lu am solo tey nag ci tukki nemmeeku bu ñu am ci suñu biir département gëm nemmeeku nit ñi waxtaan ak ñoom ci engagement bi nga xam ne président jël na ko te yàggul war a génne xaalis jox ko ndaw ñi pour ñu liggéey ngir wutum xëy dañu ko dem pour jiitu ndax ñun bay faalam lañ bu waxee dara dañuy dem ci gox yi sensibiliser ndaw ñi jóg leen ñi tàggat leen ngeen defar seeni projet ndax ngeen a mun jot ci loolu aussi ma recevoir oon tey ci biir département bi waaye commune Vélingara Aliou Sall bi nga xam ne moo jiite AMS nekk président maire Sénégal yëpp ñëwoon indi ndimbal bu tàkk ci lycée bu Vélingara waaye it jigéen ñi ci ndimbalu Serfla ñu joxe fa seeni njàmbat maanaam li ñu soxla mooy Aliou Sall jàppale leen à travers les maires ak les présidents de département ñu seeni budget niñ ciy prévoir ndaw ñi maanaam jeunesse sport ak culture nañ ci préparer wàllu jigéen ñi ñun conseil départemental sax commencé nañ ko waaye nag dañu bugg bu ñuy préparer budget mu doon instruction du président nga xam ne day am wàllu wu am solo ñu jagleel ko jigéen ñi je pense que Aliou Sall dégg na ko incha allah dana ko yeggee maire yi waaye dana ko yeggee ki nga xam ne mooy suñu ministre tutelle maanaam mooy Oumar Gueye mu yeggee ko njiitu réew mi nga xam ne bu ñuy préparer waat budget collectivité territoriale dañ ci boole pàcc bu am solo boobu maanaam wàllu jigéen ñi jàppale leen ci seen yëngu-yëngu Abdou Khader. mbokk yi tukki day lu mu neex jeex ndeysaan ñu ngi woon nag Ranérou àndoon ak
USAID Welitaare liñ doon waxtaane ndax tey jii kat ndeysaan naan nañu siddéem màcc nañu siddéem naan nañu buy màcc nañu buy te it am na beneen boo xam ne tamit lu baax la ci yaramu nit mu di sump kon màcc nañu sump naan nañu sump ndax ay sirop loolu lépp nag li ko waral USAID Welitaare ndax lii dafa bokk ci li président de la république wax ne li ngeen xam ne moom la ñu war a am ci suñu njéeméer ci suñu àll yii nañu fexe ba soppi ko alal ji moom moo di bu dee mbéy mi ngi fi naaj waa ngi ne dàng ndox maa ngi fi sump si kon nag waa Eaux et Forêts am na lu ñu leen ci wax ak lépp yi nga xam ne day meññ ci àll bi ñu fexe ba ñoo ñëpp nag mën cee jaruñu mën koo jëfandikoo di am lu ñu dugal ci seeni poos di yóbbu ca kër ga loolu tamit lu am solo la gis nañu it dundab jur gi lii ñu naan pierre à lécher xale yi jàngal nañ leen ko tàggat nañ leen ci ba ñu mën koo liggéey ci anam yu rafet jur gi it ñoom itam di ci gis bu baax seen bopp kon daal yeneen i jamono nag ñu dellu siwaat Papa Laye yaa fete woon caméra ñu ngi sant bu baax it Mohamed Sy moom nag logisticien bi nga xam ne moom la ñu àndaloon ak kilifa gi nga xam ne nag moom itam moo di Landing Diédhiou di coordonnateur bu projet USAID Welitaare ci présentation Abdelkader Joxaane kon nag mbokk yi ñu ngi daal di tàggatoo ndax kat Ranérou ndeysaan jàmm ak jàmm ba beneen yoon jambar ca waar wo loo liggéey di yaa ka moom li dem leen